asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum doomi Sénégal ak fépp fi ngeen mënti nekk tey ji nag encore dama fas yéene dellu siwaat waxtaan ak yéen ci li nga xam ne mooy situation sanitaire bu Sénégal mais nag du ma leen jox ay chiffres parce que pour man maîtriser tuma chiffres yi li ma bëgg a waxtaan ak yéen moo di fàttali leen ni jàngoro bi nga xam ne mooy coronavirus mi nga xam ne mu lëmbee àddina bi tiiteel ñëpp waaye au delà de coronavirus pour man am na beneen jàngoro boo xam ne moo gën a dangereuse ay conséquences am ñoo gën a mën a gaaw a ñëw que coronavirus mu di la rumeur mu di la diffusion de fausses nouvelles mu di fake news mooy ay fen mooy tasaare loo xam ne dara wóoru la ci parce que de plus en plus gis nañ ni réseaux sociaux bi mu amee ba tey ci tàngee dafa gën a yokk li tax ma dellu si encore ci loolu bëgg ñu taxaw parce que bëri na ay vidéo yu ñuy tas keroog ci laa leen doon fàttali ay audio yi nga xam ne ak vidéo bi ñuy diffusé naan leen fii ci Dalifort la nit ñi naan leen fekkee nañ ko juróom-ñaari xale yi vacciné nañ leen rey nañ leen ainsi de suite bi ñu demee ba seet gis ne dara amu ca kenn ku doon def affaire promotion moo doon foo far affaire yi ëpp ko génn nit ñi génn ne dañ koy dóor dañ koy rey da doon vacciné ba am ay ñi nga xam ne taskatu xibaar yu reprendre information bu bon boobu lu tax ma wax leen loolu c'est que depuis 4 jours encore am na vidéo buy circuler bu ànd ak audio ñu di leen wax ni am na village bu tudd Pakaaw boo xam ne gars yi ñëw nañu pour vacciner fa ay xale man bi ma déggee xibaar bi automatiquement dama sentir ni y a quelque chose qui ne va pas parce que dafa mel ni village bu tudd Pakaaw dafa mel ni ñu ne la village bu tudd Bawol village bu tudd Njàmbur village bu tudd Kajoor wala village bu tudd Waalo wala village bu tudd Saloum amut zone géographique la ci noonu laa wooyee samay nit ñi nga xam ne ñoom laay liggéeyandool samay collaborateur ñu dem vérifier ma pour xam vidéo bi fan la jóge ñu xam ne dëkk bu tudd Sumbundu la ci Pakaaw noonu contexte vidéo bi mooy ñooñu dañu am ay partenaires tubaab témoin de Jéhovah depuis 2014 tubaab yi di leen dimbali di leen indil ay garab di leen dimbali di leen indil ay yére ak lu nekk di leen ko may ñooñu ñëw encore di leen may ay garab kenn filmé ci contexte bi ñu diffuser ko tasaare xibaar bi tax na ba waa dëkk boobu dajaloo nañu def nañ seen vidéo bi mën ngeen ko gis fii ci chaîne Kéwoulo mais dañu am luñ ci naqari ndaxte li nga xam ne moom la ñuy wax ni mooy indi jàngoro bi moom la ñu def mooy dajaloo mbooloo mu bëri mu ñu dajaloo benn place ni dañuy waxtaan fu mu nekk nii dañu war a wéet kenn ku ne wéet ci sa bopp loolu mooy tax ñu mën a jëlee fi jàngoro bi ci diir bu gàtt tey jii gis nañ ni science mënu ko jàngal bu ñu fatoo kenn ku ne pendant 14 jours kenn ku ne bu ko defee ñu respecté ko defe naa dans un mois le 4 mai bi nga xam ne ci la ñuy yóbbu couvre-feu bi danañu mën a pare définitivement ak jàngoro bi mais buñ ko defulee buñ ko respecté wule danañu continuer ak jàngoro yi fii ak at parce que ay vidéo ñu ngi continuer di ñëw bu ñu nee route nationale yi benn oto ba mu jàll pour def transport intérieur bi gis nañu nit ñi ñu ngi dévié wu di jël ay route parallèle di yor ay mbooloo yu bari ay 42 personnes wala 30 personnes di leen dugal ci oto yi di leen voyager loo c'est très dangereux kenn ku ne dafa war a mën a jël ay responsabilités am pour ñu mën a pare ci jàngoro bi suñu jógee ci loolu dañ bëgg a dellu siwaat encore ne leen ci suñuy gëstu ci recherche yi ñu def pour jox leen xibaar amul benn projet bi nga xam ne Sénégal am na ko partenariat ak benn laboratoire pour que ñu ñëw vacciner doomu Sénégal amul benn pays africain boo xam ne signé na ak benn laboratoire pour ne leen kaale ngeen testé seen vaccin Covid-19 ci suñuy population Covid-19 dëgg la am na benn vaccin bu génn le 16 mars dernier la génn te États-Unis la testé nañ ko ci benn groupe bu 45 personnes jigéen bi ñu ko njëkk a jàmm Jennifer Xale la tudd volontaire la elle a 43 ans moom nangu nañu testé ko ci moom en temps normal bu ñu génnee garab dañ koy testé ci ay jinax ak ci ay mbaam wala yu mel noonu avant ñu koy def ci doomi aadama mais pour la première fois ndax njàqare bi nu mu réyee ay doomi aadama ne nañu nañ ko njëkk a testé si ñoom ñooñu ñu ko testé si ñooñu États-Unis lañ nekk te ñu ngi dund ba tey vaccin amagul vaccin bu amee balaa ñu ko indi Afrique di ko ñëw testé ci ay africain dañ koy njëkk a def ci ay américain ci ay français ak ci ñeneen parce que ñoom ñoo ko njëkk a soxla Sénégal waxtu bi may wax ak yéen signéwul benn accord de partenariat
waxtu bii may wax ak yow amul benn garab bu ñëw Sénégal wala Gambie wala feneen pour vacciner nit ñi donc côté boobu nañ ci dalal xel yi. lu tax ma wax leen loolu parce que tey bu ñu toppee seeni xibaar yu bon yooyu képp ku gis benn gan Sénégal di nga ko bëgg a attaquer parce que dañ lay gëmloo ni kooku dafa ñëw pour vacciner nit ñi alors qu'il n'en est rien. coow vaccin jub na ñu bare nañ ma wuy ñun gis nañu ci télé bi tubaab bi di ko waxtaanee dëgg la ma nit gis naa ko comme yéen mais man gis naa leneen loo xam ne yéen gisu leen ko parce que dama suivre débat bi A ba Z. yéen dajjit bu ndaw lañ leen jëlee ci débat boo xam ne ñaari ñu tekkiwul dara laa li tuddee même bu dee ay kàngam lañu muy professeur Jean-Paul Mira ak ki nga xam ne mooy Camille Lodge dañuy waxtaan mu indi leen contexte bi encore parce que lu nekk dañ koy dugal ci contexte bi pour nga comprendre dañu ne gannaaw ay France ay Italie ak ay Espagne ak yooyu nga xam ne nañu pour xeex jàngoro bi ak Chine pour xeex jàngoro gi il faut ñu confiné wu am na ay dëkk yu nekk ci Europe ne nañu duñ def confinement muy Suède muy Hollande ak ñeneen Suède ak Hollande taxaw seetlu bu ñu fa gis mooy non seulement amul confinement mais population bi continue na di doxam biñ leen laajee ñoom ne nañu seen population yi souvent dañuy vacciné wu ak vaccin bi nga xam ne ñun sénégalais xam nañ ko bu baax muy BCG te nee nañu BCG boobu waa Hollande nañ leen barrière la boo xam ne dafay arrêter infection bi tubaab yi scientifique yi daal di fàttaliku peut-être loolu moo tax Covid 19 du attaqué lu bare xale yi ndax xale yëpp vacciné wu nañu contre BCG ak le vaccin du BCG te vaccin bu BCG ñëpp xam nañ ni dana aar nit pendant 7 ans ci lépp loo xam ne tuberculose la ak les maladies infectieuses. Camille Lodge ak professeur Jean-Paul Mira waxtaan ni bu dee loolu la kon est-ce que duñ ko envisager tester ko Afrique puisque Afrique ñoom amuñu ay hôpitaux amuñu ay lal amuñu ay masques loolu la ñu wax bien que man sama bopp d'accord ma ci ñoom parce que buñ koy tester nañ ko tester seen bopp waa ji nee na dafay provoquer donc il a réussi sa provocation mais ñun au lieu que ñu xam ne waxu dof la waxu picc la waxu provocation la nañ ko bàyyi fële mais ñun dañ ci jël tout suñu temps focalisé wu ci loolu di yokk jiixi jaaxa si suñu askan wi ba fàtte li nga xam ne moo war a nekk suñu rôle mooy la prévention mooy la sensibilisation donc pour man débat la boo xam ne nañ ko war a dépasser tester BCG du ñoom seen xalaat test BCG dafa fekk waa Hollande ñu ngi koy def BCG dafa fekk waa Suède def ko BCG dafa fekk waa Australie ñu décider inoculer ko seen ñi nga xam ne seen personnel médical la pour faire face à ça te ñun ñi xam nañu ñun sénégalais parce que bi ma nekkoon gone amoon na benn projet boo xam ne programme élargi de vaccination la tudd dañ doon vacciner ñëpp 8 vaccins la woon xam nga 7 vaccins yoo xam ne dañ ko doon inculquer nit ñi donc bu dee BCG moom moo war a régler problème bi defe naa ne ñun sénégalais ñun africains ragaluñu loolu di BCG. il faut ñu jox leen information ngeen xam contexte bi parce que ñi nga xam ne ñu ngi indi jiixi jaaxa foog nañ ni comprendre ngeen nañu di ñu indi jiixi jaaxa ci xel yi bu ñu leen toppee dañuy dellu soit encore ak ay feebar yoo xam ne ñun Sénégal wala boog ñun Afrique éradiqué nañ ko fàtte nañ ko muy feebaru lafañ muy fièvre jaune muy yeneen ak yeneen jàngoro yoo xam ne dañ daan jël ay vaccin wu programme élargi de vaccination moo tax ñu fàtte feebar yooyu dañuy daal di dellu si. Donc il faut ñu def très attention ñu bañ a daanu dans ces travers là lu tax encore ma bëgg a waxtaan ak yéen ci fake news yi dangerosité am mooy que gis nañu fépp ci àddina bi muy Chine muy à part Chine muy France muy États-Unis muy Italie États-Unis c'est plus ñi nga xam ne ñoom la considéré comme noonu mooy Chine ñi nga xam ne moom la considéré comme noonu mooy Russie. mais gis nañu tey États-Unis bi mu amee problème Russie ñoo intervenir indil ko may ko garab ñoo intervenir di ñëw di soigner ay américains sur le sol américain kazalika noonu la chinois yi def italien nu ñu raciste ay médecins cubains yu ñuul ni man ak yéen ñoo ñëw Italie pour jàppale leen gis nañu ni Italie li muy bañ ay naar ay turc ñoo ñëw tey di faj dimbali leen indi leen ay garab pour mu faj leen donc monde bi il faut ñëpp jokkalante loxo pour ñu mën a xeex jàngoro bi alors que tey bu fekkee ne ñëpp ci boppu sénégalais yi mu ngi nii
tubaab yi ak étranger bu ñu ñëwee dañuy ñëw vacciner ñu pour ñu rey ñu yàlla nañ ci yàlla musal feebar bi boo avancé médecin yooyu wala humanitaire yooyu war a jógee ci monde bi ñëw dimbali ñu te yàlla tax danañu mettre ñooñu seen vie en danger donc il faut que ñu def très attention aux informations yi nga xam ne dañ koy joxe. maa ngi gis ni encore président de la république yokk na ci li nga xam ne mooy couvre-feu bi 1 mois encore mu war a dem ba le 4 mai gis naa ni mesures yi nga xam ne woo nañ ko pour mu boole ko ci am na yu mu jël alhamdulilah mais ba léegi des na li nga xam ne moo jooy principalu sénégalais mooy fay luyaas gouvernement bi dafa war a jël en charge li nga xam ne mooy luyaas bi. confinement total woo nañ ko te ñu ngi continuer di ko woo parce que pour ñun microbe bi maladie bi la plupart du temps du guddi lay dox mais bëccëg la bi ni ñu nekkee en interaction pays yu bari Afrique du Sud def na ko Côte d'Ivoire def na ko ba ci Ouagadougou def na confinement donc Sénégal war nañ ci mën a jóg mais tey nekkatul Touba bu fekkee ne dañuy fié aussi information yi ñu ministre de la santé di jox mais Dakar la ñu war a mettre en quarantaine pour que ñu mën a régler problème bi nit yi ñu ngi laajte quarantaine mu mel ni lu extraordinaire parce que dégg naa kenn ku ne bi mu juddoo ba léegi musul gis ay nit ñu tëdd à 20 heures ma bëgg a xamal ko ni peut-être bi mu juddoo yàggut wala boog lu mu tukki bariwut parce que ñun ñi nga xam ne dama juddoo Ziguinchor ñun de 1990 ba 1997 bi muy jógee Ziguinchor 18 heures lañ daan tëdd état de guerre pratiquement je pourrais dire te booba gouvernement joxul kenn añ jàppalewul kenn ci fay courant bi jàppalewul kenn ci fay ndox mi jàppalewul kenn ci dara par force 18 heures lañ daan tëdd yeewu 6 heures du matin donc ndëgëm rey yu ñu mën ne naa leen de 90 wala boog avant 90 jusqu'à 1997 situation boobu moo am Ziguinchor te deewuma defe naa ni li ñuy dund Dakar ak feneen mënta rey kenn tëdd 20 heures yeewu 6 heures du matin tax na ba partout ci Sénégal bu fekkee ne policiers yi ak gendarme yi ñu ngi am ay problème de dàqee du dóor ak affaire yooyu defe naa ne Ziguinchor duñu am problème boobu parce que nit yooyu xam nañu déjà lan mooy confinement xam nañu déjà lan mooy couvre-feu ñu toog benn place pendant un temps mën a régler suñu problème yu bari après moo gën ñu nekk ci tàppale bi moo gën ñu nekk ci dóor dàqee yi ba tax jàngoro ji ñu continuer ak moom ba lu sori parce que gis nañ ni ba léegi am na nit ñoo xam ne ñu ngi éviter route nationale bi nga xam ne force de l'ordre yi ñu ngi ci ñu ngi jéem a daw di dugg ci route secondaire yi di continuer transport bi nga xam ne dañ leen ko tere surtout déplorer benn affaire boo xam ne gannaaw bi ñu gisee premier cas de coronavirus fi nga xam ne mooy région bu Tamba à côté de Goudiri ñu ne cas boobu Médina Gounass la jógee parce que il est temps suñu waxee benn mesure ci état du Sénégal ñu appliquer ko partout parce que gis naa ni gannaaw bi ñu arrêté julli Touba gannaaw bi ñu arrêté julli mbooloo mi Dakar tere ko fépp Médina Gounass ba léegi ñoom ñu ngi continuer di def julli mbooloo donc il est temps que ñu xamal leen encore que dans un état defuñu ko parce que ay yéeféer lañu defuñu ko parce que dañu bañ ko julli déedéet dañu def parce que ñun ñëpp dañu nekk ci guuta dañ ci bëgg a mucc ñun ñëpp j'aime toujours rappeler li nga xam ne puisque diine bi nu bokk am majorité yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne fépp fu jàngoro feeñ ñu fa dëkk bu ñu bouger bu ñu génn mais ñeneen bu ñu dem ci dëkk boobu gis nañ ni jusqu'au 27 mars dernier amoon na julli juma bu am Médina Gounass muy ay rassemblement yoo xam ne war nañu ko éviter donc loolu mooy tax ñun ñëpp ñu mucc ak jàmm ci li nga xam ne mooy feebar bi maa ngi leen di jaajëfal di ñaan yàlla ñu gisewaat ay yoon mais encore fu may daanale sama kàddu gi amul benn projet de vaccination pour le Sénégal amul benn projet de vaccination pour Afrique amul benn garab boo xam ne yónni nañ ko pour ñu piqûre ko ay africains donc information boobu nañ ko dàq tout de suite parce que rumeur tax na barki dem encore wala il y a 4 jours benn gaal goo xam ne war a ñëw ak ay doomu Sénégal yoo xam ne ci ay jafe-jafe lañ nekkoon peut-être amuñu woon ndox peut-être am na ñu feebar parce que dañ doon jéem a dem Europe gars yi di wàññeeku bëgg a wàcc Bargny wala bëgg a wàcc Sendou mbooloo mi ñëpp en temps de couvre-feu jeunes yi jógaat encore jàkkaarloo ak fekk leen ci tefes bi naan leen gaal bi du fi wàcc parce que keneen ñëw na jox leen rumeur
ne leen ay nit yu feebar la ñu woon Europe lañ jugul ci gaal bi di leen fi indi ngir yàlla il faut que ñu comprendre ni en un moment ñoo bokk benn gaal nanu fexee gaal boobu avancé lépp loo xam ne information la te nekkul officiel nañ ko moytu lu bare parce que loolu encore kenn xamul ñoo xam dañ koy prendre au mot songu gaal ga rey seeni frère bu boobaa ay bakkan lañu rey te defe naa ni amul benn doomi aadama boo xam ne bëgg nga wuy gis sa borom fekkee yaa ngi teg ci sa ndodd rey ay bakkan loolu laa bëggoon a waxtaan ak yéen di leen jaajëfal ba beneen yoon incha allah.